asalaamaaleykum wa rahmatullah man maa ngi tudd professeur Serigne Moussa Badiane nekk coordonnateur pôle santé ci projet université bu Touba. li ñu dajale woon fii tey nag réunion de coordination la ginnaaw bi nga xamee ne liggéey nañ ci projet bi jamono yi yëpp dañ doon daje tey ngir xool état d'avancement liggéey boobu. ak it gën a xool impact yi nga xam ne moom la formation yi ñu war a tëral di am ci Touba ak ci réew mi dans le court le moyen et le long terme maanaam xool ko ci teew maanaam bu ñu tàmbalee ban impact lay am ci diir bu gàtt ak bu ñu doxalee ba ci kanam ban impact lay am ak ëllëg maanaam ban impact lay am ci Touba ak ci réew mi ndax université boo ko déggee barabu jàng la barabu gëstu la waaye it barabu faju la ci wàllum santé waaw ndax pôle bu ñu nee pôle santé day am wàll woo xam ne wàllu faju la donc ñi nga xam ne dañ leen di tàggat ci domaine yooyu day nekk ñoo xam ne dañuy jàng di gëstu xam-xam mais en même temps day nekk ñoo xam ne dañuy pratiquer te pratique boobu ñuy def ak jumtukaay yooyu nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo ci dëkk bi day am njëriñ ak jeexital ci wàllum santé ci dëkk bi ndax ci tàmbali bi rek dina permettre ñu mën di def ay analyse ci laboratoire yi dina permettre ñu mën di faj lu demee ni que jàngoro yi jëm ci wàllu bëñ ci biir université bi ak yu demee noonu maanaam dañuy jàng en même temps di exercer te loolu loo xam ne la lu am jeexital la ci askan wi. maanaam bu ñu waxee département santé day ëmb lépp loo xam ne spécialité la ci wàllum wér-gu-yaram waaw waaye nag duñ tàmbalee doo lépp dañuy tàmbali ci lenn di avancer ndànk-ndànk ci loolu maa ngi ànd fii tey ci ndaje mi ak professeur Cheikh Mbacké Lo nga xam ne réew mi yëpp ràññe nañ ko ci wàllu dentaire diriger agence nationale également de recherche scientifique fii ci réew mi ànd ak le docteur Thiam Makhoury Dia moom nga xam ne aussi wàllu sciences infirmières maanaam ñëpp ràññee nañ ko ci ñooñu dinaa leen sax jox kàddu bu ko defee ñu gën leen a mën a leeral ci seen spécialité yooyu lan lañ ci mën a xaar ci université bi. maa ngi leen di nuyu bu baax jiite nuyoo bi sëñ Mountakha di ko ñaanal mu yàgg lool te wér di nuyu bu baax sëñ Ahmad Badawi mi nga xam ne nii moom la sëñ Mountakha teg loxoom liggéey bi mu gën fi liggéey bi boobu ba léegi ñu nekk di ci yëngatu ci commission yi man maay Mor Faye professeur Mor Faye maa ngi nekk ci comité de pilotage élargi bi nga xam ne nii ñoo ànd ak sëñ Ahmad Badawi di liggéey bi daal. am mbégte rek ni liggéeyu tey bi day loo xam ni dafa ñëw roofu ci fi nemoon daal am daal liggéeyu am solo defoon ko ci ginnaaw ci commission yi yëpp di sàmmar li nga xam ne ni moom lañu war a jàngale programme yi di ñëwaat nag encore tey di def benn ndaje moo xam ne nii ñu ko jigloon mbirum santé mi xam nga santé moom daanaka mooy lépp daal daanaka mooy lépp ndaxte boo amee wér-gu-yaram moom daanaka lu bari day daal di yomb daal léegi nag moo tax liggéey bu mel nii ñu rafetlu ko bu baax a baax rafetlu bu baax a baax xam naa Sëñ Ahmad Badawi kàddu mooy gën a jóg kaw waaye xam naa remercier bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo ànd ak liggéey bi mu experts yi di fàttali tamit nii ñoom kàngam yu gën a kawe ci affaire yu njàngale ci université yi ci amee médecine ak aussi di wax tamit ni liggéey bi yaatu lañu def nag ndaxte même commission bi nga xam ne moo def programme yi ñi nga xam ñoo nekk ci dëkk bi ci hôpitaux yi dëkk bi ay Matlaboul Fawzayni ak Ndaamaatu ak ñëpp ñoo xam ci structure de santé yi bokk nañu ak experts yi liggéey bi pour que li nga xam ne mooy offre de programme bi di nekk loo xam ne ni day nekk correspondre li nga xam ne moom la waa Touba soxla ci affaire soins ak affaire formation te sax affaire bi sax roon sax Touba ndaxte ni ngeen ko déggee léegi daanaka lu ñu wax rek day romb Touba ndaxte day Touba nañ ci am seen bëgg te nañ ci gis seen njëriñ gox yi wër Touba ak réew mi yëpp dañ ci gis seen njëriñ daal mooy donc loo xam ne daal lu am solo lu baax a baax ci
ci liggéey bi ñu def ci commission yi bi ñu tàmbalee ba léegi daal. asalaamaaleykum wa rahmatullah donc maa ngi gërëm sëriñ bi ak ñu àndal ci liggéey bu ñuy def nii te ñu boole ñu ci réflexion bi en fait ñun ci fànnu peut-être accompagner spécialistes yi ci xalaat ci mbirum administration bi nan la ñuy gérer yan structure la ñuy teg en place loolu mooy à peu près man suma wàll ci liggéey bi c'est juste dama ci jaamuwaale yàlla di ci aussi di liggéey ci sëñ bi moo tax ñun ñu jàppale leen donc mais liggéey bi lépp ñii la experts yi ci gannaaw ñun c'est juste xalaat dimbali leen ci xalaat bi parce que aussi institut bu taxawee il faut mu am administration bu taxawee il faut mu am statut mais ñu ngi ciy xalaat ñu ngi ciy liggéey pour le moment ñun loolu la ñu amoon li ci wax te vraiment di gërëm lépp di gërëm sëñ bi aussi fi ñëwee ba léegi mu ngi je pense mu ngi baliser yoon bi te apparemment affaire baa ngi dem baax te yàlla na ko yàlla yombalal te ñu egg ci ak jàmm quoi jërëjëf. Donc juste pour vous dire que donc nous remercions donc le marabout pour sa vision comme l'a dit nous remercions aussi son représentant pour son éclairage et l'accompagnement et nous sommes juste là pour accompagner les experts dans la réflexion pour l'encadrement administratif dans la mise en place de l'école des soins et des métiers de la santé et cette école-là ils l'ont dit est d'une importance capitale et il faudrait aussi peut-être l'accompagner en y adjoignant une administration aussi proche possible pour leur permettre d'être aussi le plus efficient possible. Voilà, c'était vraiment ce que je voulais dire. Et nous remercions vraiment le marabout et son représentant pour l'opportunité qui nous est offerte pour travailler pour la ville de Touba, pour le pays et pour le monde entier. Merci beaucoup. maa ngi tudd professeur Cheikh Mouhamadou Mbacké Lo directeur général de l'Agence nationale de la recherche scientifique appliquée, enseignant à la faculté de médecine de Dakar. di ngeen ma may d'abord ñu gërëm sëriñ bi bim ñu boolee ci liggéey bu rëy bi ndaxte vision bu ëpp vision bi nga xam ne sëriñ Mountakha am na ko wax dëgg yàlla ku ci bokk rek te yàlla daf la ci boole. di gërëm bu baax aussi sëñ Ahmed Badiou bi nga xam ne ñun mooy suñu porte entrée ci tey liggéey bi. lépp li nga xam ne ñu ngi koy def moom lañ koy jébbal moom lañ ciy waxtaanal te moom moo koy yeggale sëriñ bi ba nga xam ne sëriñ bi dana comprendre fa ñu jëm li ma bëgg a wax li suñu coordonnateur wax mooy li nga xam ne lépp mi ngi jëm ci dentaire ndaxte institut loolu ñu nga xam ne lañ ko war a def ci biir université bi dafa am ñetti volet dafa am volet médecine générale dafa am volet pharmacie dafa am volet ñeent d'ailleurs odontologie après mu am sciences infirmières ñun suñu xam-xam li mu gën a naaj ci mooy ci li nga xam ne mooy odontologie si moom loolu laa bëgg a wax xam nga Sénégal tey booy xool Sénégal li muy rëy li ñuy dem ba 16 millions d'habitants 500 chirurgiens dentistes donc la ñu formé ko moo am Sénégal loolu moo tax boo xoolee ci biir réew mi même Touba bi ngeen nekk bu ngeen xoolee bu ngeen amee ñeent fukki médecin li ngeen am ci dentiste bariwul loolu moo wër Sénégal te dañu ne Afrique pays Afrique yi OMS demoon na ba ne boo demee ci pays européens yi dañuy wax benn dentiste pour ñaari junni nit mais ñun dañu demoon ba nga xam ne dañu ne nañu am rek nañu fexe ba am benn dentiste pour 30 000 habitants mais loolu boo ko xoolee Sénégal si 500 dentistes yi ñu am 300 et quelques yëpp maanaam 300 et quelques yëpp ay privé bi la ñu nekk maanaam kon ñu si bari ña nga Dakar am na ay privé yu nekk ci région yi mais bariwul nga xool ñi ngi nekk ci public bi kon bariwuñ loolu moo tax vision bi nga xam ne sëriñ bi am na ko pour dugal loolu fi biir fii Touba dafay am solo ndaxte xam naa ne boo defoon ratio bi xool Touba ñaata dentiste moo fi nekk ak population bi fi nekk dinañ yéem mooy wane ne problème bëñ déjà problème la yoo xam ne dafa bari nit koo gis rek am na ko soit daf koy wax wala waxu ko ba pare problème bëñ dafa bari ay répercussions ndax nit ki am problème bëñ dafay am problème bëñ ki nga xam ne dafa am problème cardiaque boo demee seet ki nga xam ne moo lay faj danaan la demal xooli sa bëñ yi parce que problème bëñ dafa am des relations ak problème cardiaque
problème bëñ dafa am relation ak problème li ñuy wax diabète fi mu ne nii su fekkee ne da nga am diabète tant que yaa ngi am infection sa gémmiñ diabète bi mën na bañ a équilibré loolu moo tax diabétologue yi toujours bu ñu xoolee dañuy travailler ensemble ak dentiste yi. ñetteel bi ñëpp xam nañ ne bëñ lu am solo la ci nit ndaxte lépp lu ñu munti def muy lekk ak lépp ci gémmiñ lay commencé te bu fekkee ne ci gémmiñ bi la nga xam ne war nga ko def ba nga xam ne giir bi dana ko mën a kii bu fekkee ne amoo bëñ la li gémmiñ gi waroon def biir bee koy def te bu ko biir bi defee loolu mooy indi cancer yu bari yi ñuy gis ak yenn maladie yi ñuy gis kon loolu mooy wane importance ak vision bi nga xam ne sëriñ bi xam na am na ko ba xalaat pour que ñu former ñu mel noonu catégorie boobu muy des dentistes te ma xam ne formation dentiste tey boo xoolee Sénégal ñetti école la fi nekk ñaar yi privé la benn bi mooy université Dakar même université yi nga xam ne tas nañ ko ci réew mi ba léegi amaguñu doole pour mën a def dentaire ñoom ñëpp bëgg nañ ko waaye amaguñu doole bi pour mën a def formation dentaire ci université bi kon nag sëriñ bi su ko xalaatee ba mun ko def moom loolu dafa di loo xam ne day tax ñun ñi ñu mun ci sóobu bu baax pour dem ci parce que nag bu amee école dentaire fii benn dafay am rayonnement international ndax li wóor ba wóor boo ne woon tey da ngay ubbi école dentaire li wóor ba wóor moom danañ am au moins 200 wala 300 yoo xam ne bitim réew pour war ne dañu bëgg a ñëw jàng si te bu boobaa dañuy obligé def sélection parce que ñun li tax ñu jóg aussi mooy Sénégal waaye dana tax ñu am rayonnement international parce que danañ am ñoo xam ne dañuy jóge bitim réew ñëw jàng si fii boobu mooy benn donc rayonnement bi ñaareel bi mooy feebaru bëñ ni mu baree ci dëkk bi man xam naa ci dara parce que daanaa fi ñëw di fi def ay consultation gratuite loolu nga xam ne nag bari na ci réew dëkk bi feebaru bëñ yooyu comme bari na ci dëkk bi bu fekkee ne am nañ école bi di ci former parce que école bi dafay am ay matériels yoo xam ne dafay jël malade yi di leen faj loolu dafay permettre population bi mën a nag di ñëw di faju si te loolu tamit lu am solo la parce que dina permettre population bi danañ mën faju mais à moindre coût parce que xam nañ ne ñëpp xam nañ ne tey booy faju bëñ dafa cher ci faju bi kon dana permettre suñu population yi nga xam ne ñu ngi Touba ca école ba ca université ba ñuy former danañ mën a ñëw former wu wante tamit ñaareel bi dana permettre waa Touba yi nga xam ne bëgg nañ dugg ci domaine boobu ñu mën a am ressources humaines yoo xam ne fii ci Touba la ñuy bokk mu am ay passerelles yoo xam ne dana permettre ñoom ñu mën a ñëw jàng dentaire ba nga xam ne dinañ mën a toog ci réew mi dinañ mën a toog ci Touba bi pour nga xam ne dinañ mën a pourvoir poste yi nga xam ne am na fi ñetteel bi mooy que ne dinañ mën a am centre de soins boo xam ne mën na nekk même ci hôpital bi ba nga xamee ne day nekk centre de soins parce que moo am ci yeneen dëkk yi te lépp loo xam ne am na ci dëkk yi rek mënuñu yéem war nañ ko mën a def fii bu boobaa dañuy am centre de soins boo xam ne day nekk ci université ba nga xam ne dafay am parce que dentisterie aussi dafa am ay spécialité te spécialité yooyu yàlla dafa def ñi nga xam ne néew ñu doole amuñu ci jot te bu boobaa danañ ci mën a am jot parce que centre de soins ba nga xam ne ñu ngi koy def au niveau de ci hôpital bu mag bi dana permettre ñëpp ñi nga xam ne bëgg nañ faju ci lu jëm ci affaire bañ mën a dem faju kon loolu mooy wane ne wax dëgg yàlla projet la boo xam ne ñu bari bëgg nañ ko mënuñu ko am waaye ci sëñ Muntaxa moom moo xalaat loolu teg ko te kon ñun ñi ñëpp dañ ci war a jàpp man mi bokk na def naa pays yu nekk tey boo doon xool ñiy def formation dentaire Sénégal la ak Côte d'Ivoire mais yeneen dëkk yëpp amuñu ko Sénégal soit dañuy dem Côte d'Ivoire wala ñu ñëw fii te ñu si bari Sénégal la ñuy ñëw former kon nag bu boobaa Touba day bokk ci ñi ñuy cité ne école dentaire ba nekk Touba léegi Sénégal bokk na ci yi nga xamee ne dañuy former ay chirurgiens dentistes loolu laa ci bëggoon a tënk pour wane daal importance bi nga xamee ne le projet bi am na ko di nga permettre population yi bénéficier wu dana permettre ñi nga xam ne ñi ngi fii daan dem Maroc ak di dem ay Dakar pour di faju ci affaire bëñ danañu am spécialité yëpp fii ci Touba mën a faju fii ci Touba ak ay professeurs yoo xam ne ñoom ñooy jàngale loolu dina permettre ñu am ay soins de qualité maanaam soins yoo xam ne bu ñu demoon France tamit moom la ñuy am te danañ ko am fii te dana li mu leen di coûter du bari donc loolu mooy li nga xam ne bëggoon naa ko wax ci li nga xam ne moom mooy jëm ci affaire bëñ. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñoo ngi leen di nuyu di gërëm ñi nga xam ne ñi ñoo ñu boole ci waxtaan bi ci invitation bi ñoo ngi ci kontaan trop jëm ci
joxe vraiment impact formation infirmière ak sage-femme fii ci Sénégal man docteur Makhourédia Thiam laa tudd may jàngale université Gaston Berger bu Saint-Louis ñoo ngi yëngatu ci yëf yi depuis maintenant plus de 30 ans expliquer vraiment importance su formation infirmière defe naa ne wax ko du jar guddal parce que xam nañ ne infirmiers yi sages-femmes yi ñoom ñoo nekk li ñuy wax cheville ouvrière du système bi depuis la petite case depuis le CHU maanaam case de santé bi ba ca hôpital bi gën a mag foofa dem da nga fa fekk infirmier te loolu tax na te terewul doyul donc il faut ñu continuer def pourquoi Diourbel pourquoi par exemple Touba parce que simplement Touba dafa nekk ville bu nekk en extension mu am ay création partout population bi macha allah di ñëw di yokk kon ñu yaakaar ne def fi école boo xam ne bii dafay former ay infirmiers ak sages-femmes di toppatoo seen wér-gu-yaram population bi loolu ça devient une nécessité dañuy wax naan sax ay slogan oui qualité de soins mënul am sans une bonne formation ñu yaakaar ne formation bu baax ci université lay mën a génn moom la ñuy défendre tout le temps une bonne formation pour des infirmiers et des sages-femmes ça passe par l'université yàlla defal nañu nag ñu am ay njiit am ay sëriñ yoo xam ne yi bañuñ ci dara pour loolu taxaw looloo tax fi mu nekk nii ñun ñu engagé wu que ne vraiment bëgg nañu lépp loo xam ne fi mu nekk nii sans waaye ñoo ngi koy jàngale fii ci Touba mu nekk loo xam ne lii dafay nekk mooy nekk flamme bi maanaam nit ñi dañu war a di jëlee fii léegi di ñëw vraiment di dem fii daal moom moo war a nekk ëpp bi encore Touba soreetul Touba en extension léegi moyens yi ñu demandé yépp macha allah mën nañ ñu taxawal parce que xam nañ ne bu fekkee ne par exemple sëriñ bi taxaw na ci ak taalibe yi ak vraiment compétence yi si nekk li ñu war a mën a am Touba fii yàlla mën na def ne mënuñu ko sax am yeneen université yi ñu nekk looloo taxoon daal pour gàttal ñu wax ne vraiment c'est une nécessité pour que ñu ubbi école bi fii à Touba pour que vraiment population yi mën ci bénéficier wu ñuy dem di faju ji. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiyaai wal mursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa xayra xadimihi ajmain asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi yëkkati sunu kàddu di ko tàmbalee ci ab ziar ak nuyoo ba gën a sell ba gën a tedd jëme ko ci Cheikh Mouhamadinil Muntaqa di ñaan sunu borom bàyyi ko fi te may ko wér ba li mu yéenee liggéeyal sëriñ bi lépp ci toolu lislaam mën koo liggéey te nu ànd ko ak moom di nuyu bokki taalibe yëpp di leen ziare di sant nag tey ci mbooloo mi nga xam ne ñoo daje fii ñëwoon mu doon liggéey boo xam ne daa sofu rek ci liggéeyam bu tedd bu màgg bii nga xam ne bi mu ko yëkkatee ba tey ñëpp dañoo jóg ànd ko ak moom mu doon liggéey bu yaatu nag boo xam ne ni ñu koy waxee waxtu wu ne dañ ko séddale ci ay pàcc maanaam ay commission yu bari lool yoo xam ne bari nañu ñu ne ci biir liggéey bi sax te xamuñu nu mu toll waaye benn bu ci nekk rek dañuy jàpp ne mooy bi ëpp solo tey nag ñu dajee woon fi ak ñi nga xam ne ñoo yor wàllu wér-gu-yaram ci mu jàmma ci Ahmadul Xadim bi nga xam ne ni ñu koy waxee waxtu wu ne ab université lañ koy tuddee ngir barkeelu làmmiñu Cheikh Abdoulaye Ahad mi nga xam ne moo ko sosoon te Cheikh Mouhamadul Muntaxa ñëw di ko yëgale waaye système wala modèle éducatif wala manhaj tarbawi la boo xam ne dafa ëmb mboolem xeeti xam-xam yi nga xam ne doomu aadama da ko soxla ci ak dundam ni ñu ko Cheikhul Xadim radiyallahu anhu jàngale woon te ba mu ñu digal ñu jàng wax ne nañ jàng tàmbalee sunum jàng ci xam-xamu tawxiid buñ noppee ñu teg ca xam-xamu fiq bu noppee ñu teg ca xam-xamu ihsaan te mooy a tasawuf waaye buñ noppee nag bépp xam-xam bu am njëriñ ñu jàng ko wa kullu ilmin bi manafia yafi bépp xam-xam boo xam ne dana jëriñ doomu aadama ci dundug àddunaam ngir mu mën a dund gu sell gu teey gu méngoog ni ko sunu borom bëgg ci moom waajalee ko itam mën koo dund mën a texee ëllëg waaye nag ku ne xam na ne wàllu daara yi alxuraan moo ci jiitu alxuraan mboolem xam-xam yi am njariñ yépp ñu ngi ci biir waaye daara yi majalis mooy xam-xamu diine bi ma waxoon mooy xam-xamu fiq ak lépp lu ci aju ak daaray tasawuf mooy ihsaan nga xam ne bépp xam-xam bu am njëriñ ci wàllu googu daf ci dugg waaye nag ay métier jàngi métier yi nag ay département wala ay pôle yoo xam ne métier lañ fay jàngale métier yooyu nag mépp métier mu am njëriñ ci dundu doomu aadama dañ ko fay jànge
waaye rawatina nag njàngu médecine ndax ku ne xam na ne faju ak wér-gu-yaram moom dafa bokk ci li mënta ñàkk ci nit bu wérut du mën a jaamu yàlla nit bu wérut du mën a liggéey nit bu wérut du tal boppam du tal boromam loolu moo tax boo doon ci wàllu gu am njëriñ goo xam ne dañ ko bàyyi xel lool te jox ko yitte sunu borom nag ni mu tànnale sëriñ bi nga xam ne lenn lu ne la ca gën la ko tànnal lenn lu ne la ca gën la ko waajal lenn lu nekk la ca gën la ko may dafa feeñaat ci jotaay bi tey ndax biñ tàmbalee liggéey bi ba tey pôle bu ci ne wala commission bu ci ne wala filière bu ci ne ay sommité lañ ko dénk ñoom ñoo yor liggéey ba kon tey ñii biñ présenté woo rek feeñ na ci ñi nga xam ne ñoo mooy loolu waat feeñaat na ci bu baax a baax ñu dénk leen nag wàll gii muy waajal wàllu wér-gu-yaram professeur Moussa Badiane di ko coordonné waaye docteur Cheikh Ahmadou Mbacké Lo teewe ko docteur Makhourédia Thiam teewe ko Serigne Souley Diallo moom itam nga xam ne ci wàllu gestion bi ndax ku ne xam na ne boo waajalee ay boromi xam-xam waajal ay programme defal li nga war a def lépp itam dafa aja nag ñu teg ko ci doxin wu aw su yoon woo xam ne dafay dëppoog xam-xam dëppoog loi ak règlement yi nga xam ne mooy dox ci àdduna bi yëpp rawatina yuy dox fii ci biir Sénégal ndax sëriñ bi daf ne nañ yoonal lépp lu ne na dëppoog yoon moo tax bu jëlee ci filière yi ñuy jàngale yëpp itam UFR yi bu ci nekk norme standard la ñuy jàngale waaye dañoo dëppoog norme CAMES dëppoog itam règlement yi nga xam ne moo régir université yi nekk biir Sénégal yëpp wàll gi ñu tëral tey nag moom doon ci yi nga xam ne dañ ko jàppoon a doxe ci ñaareelu jéego ba maanaam ci deuxième phase bi waaye ñaari at yi ak mbas mi fi xew tax na ñu xam ne lii moom daanaka mën nañu wax ne moo war a jiitu ndax wér-gu-yaram ku ne xam ne sooxe na ci àdduna bi sooxe na ci Sénégal waaye rawatina Touba gi te dañoo soxla nag faj moo xam ne fajum qualité lay doon qualité ba gën a baax ba ñu am fu nekk ci àdduna bi waaye nag mu wayaf ba tolloog kàttanu nit ñi ndax xam nañ ni itam faj ci àdduna bi yëpp dafa laaj koom-koom mu bari kon ñi néew doole wara su leen cee génne ñoom sax ñoo ko gën a yeyoo ndax ñoo ñaare tawat yi sax booy seet ci ñoom lay ëppee wala bu leen dalee duñ mën a faju loolu moo tax lii moom doon boo xam ne sëriñ bi dafa joxe ndigal bu ñu tàmbalee daari alxuraan ji ak majalis bi ak kulliya dirasatil islamiyya wal lugha al arabiyya mooy UFR étude islamique ak langue arabe bu ñu ko tàmbalee daal di ci teg bii nga xam ne moom day tàmbali di jàngale di tàggat ndaw ñi waaye nag di fajaale nit ñi ci anam ga gën a jàppandi nga xam ne ku bëgg a jàng mën a jàng waaye ku tawatit foo mën a jóge ci biir dëkk bi ak ci région bi ak ci biir Sénégal boo ñëwee fekk fi ay boroomi xam-xam ñoo xam ne ñooy sommité ci wàllu médecine ñu mën laa saytu sa wér-gu-yaram mën laa may ay garab mën laa dimbale ci jàppale la ci liggéey bi loolu moo tax ba ñu daje woon fi tey di leen sant nag di leen gërëm ci turu sëriñ bi Cheikh Mouhamadoul Mountakha nga xam ne liggéey bi moo koy toppal boppam tey ci fajar rek wax nañ ko fi liggéey bi toll yëgal ko ne daje bi dina am nga xam ne kon moom liggéey bi moo koy toppal boppam lu ci xew mu di ko xam di joxe ay ndigalam di joxañ ay joxañ ñu di ci jaar kon ñu ngi leen di sant ci turam di leen ñaanal sunu borom gën ñoo gàttandu gën ñoo tawfiixal ba li nga xam ne yéene nañ ko liggéeyal sëriñ bi yëpp ñu mën ko def ci barkeb Cheikhul Khadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu